bi Fatima Dione defee vidéo am nañu déglu ji kii di Amina Badiane di organisatrice Miss Sénégal lan la tontu Fatima Dione. alors première question nañ dem ci oto alors Miss bi muy bokk bi nga xamante ne ni final bi dëgmal na dañu signé ay contrat parce que ñun Miss yi dañu am contrat ku ci nekk da ngay remplir lire ba mu doy la nga signé ci suuf lépp li nga xamante ni moo nekk ci contrat bi kenn bindul fenn oto contrat yaa ngi nii parce que dama indi sax les preuves à l'appui parce que dama indi sax des fois ay type de contrat ba nga xamante ne ni yéen ci boppam di ngeen ko mën a lire fii oto amu fi donc ñun mësuñu di kenn oto mësuñu lépp li nga xamante ne ni am na ko jour bi mu gañee jox nañ ko oto bi mi ngi noonu te am na sax koo xamante ne ni mën na ko gën a leeral parce que kii mooy partenaire oto di CFAO bi ñu commencé ba léegi mi ngi ñuy accompagner donc moom looloo tax ñu invité ko fii pour que mu gën a leeral wax ji leer te moom après dinañ ko jox kàddu waaw beneen question bi ci des mooy affaire u xaalisu Matar Ba alors moom bi mu gañee aussitôt après Matar Ba daf ko recevoir jox ko xaalis Binta ngi nii Binta defe naa ni moom moo ma gën a maîtriser loolu sax bi mu paree dem na ci Abdou Latif Coulibaly mu jox ko dem na ci xawma kan seen autorité dëkk bi mu dëkk daal Sokone dem na seeti autorité yu bari ñu jox ko xaalis mais Matar ñun en tant que comité d'organisation dañ ko bind courrier pour un courrier d'appui ak accompagnement mu recevoir ñu keroog man ak Pape ñoo ànd ak comité bi ñu dem toog ak moom mu ne ñu final bi dina délégué benn nu mu tuddati dina délégué parce que du fi nekk parce que dafa voyagé woon moment boobu yëkkati xaalis jox comité bi ne lii maa ko jàppale ak organisation bi mais Matar loolu ñaata la woon sax du woon 1 million c'était 1 million te mi ngi ñuy dégg monsieur le ministre Matar Ba te li ma wax nii je pense que moom mi ngi koy dégg mu yëkkati ko ne ko lii daf ko accompagner comité d'organisation bi mais c'est tout à fait normal comme yeneen institutions yi mais est-ce que xam ngeen ñaata laay dépenser man par année pour organiser 200 millions kan moo ma koy jox Amina mooy jël poche am di frais léeg-léeg mu am ay partenaires étatiques yoo xamante ni nii dinañ def dara mais jusque là c'est normal que en tant que institution mu yëkkati def ci accompagnement am xaalis boobu noonu la demee d'ailleurs Miss bi mu gañee bi muy doog a gagné moom 1 mois de règne la am presque pratiquement dafa gagné rek Covid ñëw te biñ ko fi indee pour que mu def benn vidéo ak ministère de la jeunesse ci temps Covid bi pour sensibiliser boobu defe naa ni yàggu fi Binta moo ma ko gën a xam parce que moom mooy gérer fii yi te boobu côte à côte ak Binta ak comité d'organisation bi amul benn yoon boo xamante ni nii moom bàyyi nañ ko mu wet toute seule parce que man fii yi bu ñu ñëwee fii toujours damay bëgg ñu leen di assister parce que man dama yooy responsabilité donc loolu moo tax kon loolu mu wax amul voilà alors beneen bi mooy xanaa kon moom ñàkk na fayda ndax boo xoolee ba nga xamante ni nii yow dañ la violé defe naa ni viol de ñaar a koy séq du benn nit n'est-ce pas donc loolu moom du waaw da ko war a porter plainte ko naan na porter plainte ki ko violé parce que ñun hôtel bañ koy yóbbu kenn du fa dugg toujours damay joxe ay consignes hôtel bu ñu mënti nekk même kii bu ñuy def mise au vert dama naan fii kenn du fi dugg bu fi góor dugg bu fi sax ay xarit ak bu fi kenn dugg donc loolu dañ koy surveiller di ko contrôler man éducation bu sévère laa leen tegal ñoom xam nañ ko Bintaa ngi nii di ma dégg donc loolu mu wax tegu ko fenn ku ñu violé yow la neex quand même magum jëm la de elle est majeure waaw jàng mi d'ailleurs nit ki ngay jàppale mooy nit kiy jàng nit ki nga xam ne yow jàngoo pour commencer moom amul bac te ñun bourse yi nga xamante ne ni moom la ñu ISEC daan may ISEC dani il faut que nga am bac te moment boobu mu fekk aussi ISEC am ay problème parce que Diop ISEC ku ne déggoon na fi ay problème am donc ñun suñu ngor mayuñu woon di dem ba ci moom di insister pour affaire bourse alors que mi ngi yore ay problème ci loolu laa wëlbatikoo laaj sama benn xarit le DG de ITECOM mi ngi may dégg ma ni ko comme Diop dafa toll ci ay situation diggante est-ce que doo ñu mën a may bourse mu ne ma amul benn problème mais dinaa ko def ngir yow mais il faut ma am les notes yaa ngi nii duma ko wane parce que duma ko publier mais notes yi dafa catastrophe parce que jàngul léegi nag ku mel noonu kon yow jàngoo say note catastrophe ba da nga redoubler moyens yi bu ñu la ko wanee loolu kenn mënu ko yóbbu fenn donc loolu mooy problème jàng bi alors loolu mooy vérité bi. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni kii di Amina Badiane mi jënd licence bi ci Moïse Ambroise Gomis jël Miss Sénégal en 2014 ba tey ji Miss bi di semer ay polémique ginnaaw bi Fatima Dione
demee ñu yóbbu ko ci ay naar yi violé ko sàkk ko mu ëmb ci ëmb ba noppi jëlee ci doom bu am juróomi weer te xamul baayam yaakaar naa ni Amina Badiane du discours buy la waroon tenir tey su doon responsable muy jigéen muy yaay ak lu mu mënta demee li dal xale bu jigéen bi du taxaw di naan magum jëmm la suñ ko violé moom la neex Amina Badiane xanaa jàngul Amina Badiane est-ce que xam nga luy viol mooy sans consentement de loolu d'accordul yow Amina Badiane ak sa 39 ans tey nit su la bëggoon violé tey da lay violé te magum jëmm nga est-ce que yow yaa ko tey nit su ñëwee drogué la sotti la dara nga naan ko nga nelaw mu violé la Amina Badiane looy wax ku am 50 ans ba 70 ans mën nañ ko violé ba si sa jabar sa biir néeg mën nga ko violé waxatuma la xale bu ndaw bi innocente nga ne magum jëmm la suñ ko violé moom moo ko neex Amina Badiane jëlal Fatima Dione nga teg ko sa place u rakk bu jigéen Amina Badiane jëlal Fatima Dione nga teg ko sa place u doom bi nga ëmb sukk jur ko nga xool ndax suñ ko violé woon réaction bii ngay am Amina Badiane alalu àdduna jarul yenn yi Amina Badiane soo demee ba yor lu toll ci organisation Miss Sénégal je crois que war nga yor beneen caractère war nga yor beneen comportement da nga war tëddee ji ndey di seex ndaxte li ngay gérer ci Sénégal 11 régions 14 régions ngay gérer ci Sénégal région bu nekk dina am presque plus de 10 participants yooyu xëy na peut-être 3 ñoo ciy génn 3 dauphines yooyu kenn moo ciy ñëw compétition nationale bi fii ci finale bi yaakaar naa ne Amina Badiane ku yor nit ñoo ñëpp ci mbooloo qui devait être formé à travers ta communication Amina Badiane am nay kàddu yoo xamante ni waroo ko woon yëkkati Amina Badiane bi Fatima Dione jëlee Miss Sénégal am 2020 soo amee ay notes yu bon waroo toog ci ay points de presse taxaw di ko wax soo ko joxul bourse peut-être amoo yéenay digle lu ngeen xamante ne mënu leen ko te da ngeen di encaisser xaalis bu bëri da ngeen di dem ci partenaires yi encaisser xaalis à votre profit Amina Badiane yaakaar naa ne du kàddu yi nga waroon yëkkati nga ne dafa nulaar keroog ba nga koy jox Miss Sénégal est-ce que xoolal testé woon nga culture générale lu tax ne woon dafa nulaar et pourtant bi Fatima Dione di jël Miss Sénégal ñëpp dañu taxawoon ñu ne première dauphine bi de moo waroon jël Miss Sénégal ndaxte moo tax Fatima Dione kan mooy première dauphine boobu mooy jabaru Baxaw Jum rappeur bu tey jii parce que elle était intellectuelle ci biir groupe bi gisoon nga niveau jàngam dafa yeewu woon am na ay manipulation yoo xamante ni du ko nangu nga xam ne ni que après sa forfait pour nga def ko mënoo ko am ci moom moo tax nga jël Fatima Dione def ko Miss Sénégal mais ku nekk xam ne tey nga dëkk Fatick bokk ci compétition bu mel ni Miss Sénégal ngay rêvé génn télévision la première fois nga génn télévision soo amul ku la encadré bu baax succès boobu doo ko mën a téye te nañ jàpp ne Fatima Dione xale bu ndaw la elle n'était pas mature te ba muy dugg ci Miss Sénégal boobu papam d'accordu ci woon xëy na peut-être yaay xolu yaay nu mel ci doom moo ko ci accompagné woon kon su demee ba ci biir lu mel ni am ci kooku egg na ci kaw mu tëdd di feebar pendant 2 mois yaayam yóbbu ko bi mu ko yóbbee hôpital si la ñu xam ne dafa ëmb xëy na fitam mayu ko woon mu génn wala porter plainte ndaxte mi ngi tiit li ko papam tere woon donc toujours nit ki da ngay xool psychologie am fu mu toll tey jii ak ni ñu ko doon diaboliser ci internet bi di naan dafa ñaaw nangam sangam xëy na loolu yëpp yokk na tiitaangeem ba mënul woon génn yaakaar naa ni tey jii am nay kàddu yoo xamante ni Amina Badiane waroo ko woon yëkkat sa gémmiñ Amina Badiane question bi ñu lay njëkk a posé mooy lu tax ba nga jógee ci colloque boobu ngeen demoon Diamniadio ak lu tax nga yóbbu leen foofu ban contrat nga am ak ñoom ba yóbbu leen foofu est-ce que yaay seen yaay wala yaay seen papa ba nga war leen fa yóbbu jël na Miss Sénégal mais lépp lu mu war dem représenter ji image am la da nga ko war a fay c'est droit à l'image Amina Badiane ba ñu paree foofu lu tax nga leen di yóbbu hôtel Radisson lu tax dugaloo ku nekk ci oto mu ñibbi kër yaayam bañ na ko ba Fatima Dione ne na kër xawma coordinateur bi la fanaan lu tax Fatima Dione di fanaan kër coordinateur ñun yor nañu Miss Sénégal ba Miss Sénégal jeex Famara mi ngi may déglu Moussa mi ngi may déglu ñun bañ doon nekk hôtel Bougainville lañ doon nekk Miss yi képp ku ci dugg ñoo lay jëlal bus soo duggee ci hôtel su ñu defee compétition ba pare dañuy jël Miss yi ku nekk ñun la demal nga tëddi soo duggee sa biir néeg jël nga li ngay jël yëpp Famara mi ngi may seede Famara moo doon tëj buntu yëpp su tëjee teye caabi yi 7 heures du matin lañ leen doon dem fëgg ubbi leen ñu dem ndékki ji suñu ndékkee ba pare 11 heures ñu dugalaat leen ci bus indiwaat leen suñu ñëwee ba Dakar ku nekk delluwaat kër yaayam kuñ ci soxla am rendez-vous bu ñu war a dem jëli cadeau ñu woo la ak sa parent nga ànd ak moom Amina Badiane lu tax ngay jël ay doomu jaamur di leen yóbbu ci ay suite présidentielle naar yooyu lan nga séq ak moom tey Fatima Dione ëmb na xamul ku ko ëmbal xamul ku ko violé yow Amina Dione yow mi xam ñetti naar yooyu yow ci sa bopp soo indee ñetti naar yooyu yoon teg leen loxo ñu defal leen test ADN jël xale bi danañ xam kan moo ci violé Fatima Dione moo tax procureur autosaisir na ci dossier boobu et je crois que injustice la nag
tey ñu teg ko ci kaw kii di Fatima Dione loolu bu mu amee nag gis nañu kuréel yu bëre jigéen ñu bëre génn nañu ba ci Ndeye Astou Sall Miss Sénégal bu victime woon génn na Miss yu bëre Miss Matam génn na Miss Saint-Louis génn na ku ci nekk wax na li ñu doon daj foofu da ngeen leen doon sànni ci mbedd bi ñoom ñoo doon woo seen comité d'organisation régionale pour ñu leen di jël si Amina Badiane nga toog nga ne da ngay dépenser plus de 200 millions fan nga dépenser 200 millions Amina Badiane ñun ñoo la jaay licence su Miss Sénégal mosuñu dépenser lu toll si 200 millions ci Miss Sénégal xam nañu nuñ ko doon liggéeyee ak nañ ko doon defee kon sooy wax ak Sénégalais il faut respecter les Sénégalais en tant que jigéen da nga war respecter jigéen ñi léegi nag gis nañu kii di Mame Matar Gueye bu Jamra saisir na le procureur ba pare jël avocat dañuy jéem a